محمد 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 محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبلغ الوحيد جل ثناؤه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. Les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala, maître des univers. Nous le louons, nous demandons son aide et revenons à lui. Nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et les conséquences néfastes de nos actes. Nul ne peut égarer celui qu'Allah a guidé, et nul ne peut guider celui qu'il a laissé dans son égarement. Nous témoignons qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille et ses compagnons, et sur tous ceux qui suivront son chemin jusqu'au jour où les regards seront figés. Qu'Allah nous fasse partie d'eux. Serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Chers fidèles, parmi les créatures qu'Allah a créées, l'être humain est la seule qui soit douée de raison. Ce bienfait qu'est la raison lui permet de distinguer le bien du mal et le vrai du faux. C'est précisément pour cette raison que l'humain est mis à l'épreuve par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette épreuve qui est la cause de notre présence sur cette terre possède essentiellement deux axes. Un premier axe concerne la foi, tandis que le second concerne les actions, qui sont le résultat de la foi. Dans les premiers versets de la sourate Al-Baqarah, notre Seigneur dit « Alif Lam Mim », c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Chers fidèles,
Le terme d'action, dans son sens général, désigne le fait de mettre en œuvre quelque chose selon un but précis. Dans un contexte islamique, les bonnes actions sont tout ce qui est mis en œuvre en suivant les directives de notre religion. Notre foi est sans aucun doute la source de toutes les bonnes actions accomplies dans notre quotidien. Elles sont ainsi des signes d'une foi authentique. Il existe ainsi un lien direct entre la foi et les actions. Dans le Saint-Coran, qui a été révélé comme guide pour l'humanité, la relation entre la foi et les bonnes actions est expliquée à travers l'histoire du prophète Moussa alayhi salam, lorsque le peuple de Moussa alayhi salam s'est rebellé contre Allah et son prophète. Allah lui a ordonné d'avertir son peuple de la sorte. Et rappelez-vous, lorsque nous avons pris votre engagement et brandi sur vous à Tour, c'est-à-dire le mont Sinaï, en vous disant, tenez ferme à ce que nous vous avons donné et écoutez. Ils dirent, nous avons écouté et désobéi. Dans leur impiété, leur cœur était passionnément épris de veau. Dis-leur, quelle mauvaise prescription ordonnée par votre foi, si tant est que vous soyez croyants. Comme il est indiqué dans ce verset, c'est la foi qui ordonne à l'homme ses actions, c'est-à-dire les actions que nous mettons en œuvre sont le reflet de notre foi. En résumé, la foi est la cause de nos actions. Le fondement de la croyance islamique est sans aucun doute l'unicité d'Allah. Dieu existe et il est unique, il n'a point d'associé, il a créé la meilleure des créations, c'est-à-dire l'être humain, et il ne l'a jamais délaissé. Et il lui a enseigné le bien et la bonté par l'intermédiaire de ses prophètes. Il a indiqué comment ce savoir sacré peut être mis en pratique. Il nous a bénis avec sa religion qui est l'islam, afin que nous puissions atteindre le bonheur dans ce monde et dans l'au-delà. Le serviteur qui reconnaît son Seigneur sera parmi les pieux. Il exécutera ses ordres et s'abstiendra d'aller à l'encontre de ses interdictions. Allah nous dit dans le verset suivant, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Chers musulmans, c'est de notre prophète que nous apprenons les bonnes œuvres à effectuer et dont toute l'humanité a de plus en plus besoin. Un besoin de piété qui passe par les œuvres que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à travers ses faits et gestes. Je termine ce sermon avec un hadith qui nous éclairera dans ce contexte. Je cite, « Tant que les désirs de vos âmes ne se conformeront pas aux ordres divins que je vous ai transmis, vous n'aurez pas cru pleinement. » Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'accomplir tout au long de notre vie des actions justes, reflets de notre foi authentique. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. mbokk yi ñu ngi sant borom subhanahu wa taala sant bu toll ak màggaayam ci xéewal ñu ñuy defal saa su nekk di julli si sang bu tedd bi Muhammad ibn Abdillah di ko ñaanal mujj ak xéewal moom ak waa këram ak képp ki nga xamante ni gëm na ko fii ba keroog borom subhanahu wa taala yi ak ay jaamam yàlla ñu yàlla boole si ñooñu. ñu ngi leen di dénk mbokk yi di dénk suñu bopp li nga xam ne moom moo di ragal yàlla ndaxte borom bi subhanahu wa taala du nangu lu dul jaamam ñi nga xamante ni dañ koo ragal yàlla nañ ci yàlla boole te mbokk yi ragal yàlla boobee moom mooy dëggal li nga xamante ni moom mooy li ñuy wax suñu làmmiñ naan gëm nañu suñu borom yàlla nañ ko yàlla yombalal di ñaax suñu bopp di lay ñaax di leen fàttali aussi li nga xamante ni moom moo ñu fi tax a ñëw mbokk yi te moom mooy li ñu jaamu suñu borom
daanaka suñu existence ci li nga xamante moom moo di àddina dafa tënku ci li nga xamante moom moo di jaamu yàlla. parce que borom bi subhaanahu wa taala ba mu doon lent ak di xarab ñi nga xamante ni dañ koo weñ doon caaxaan ci kaw suuf li mu leen wax moom moo di sàkk ma li nga xamante moom moo nekk ci biir àddina ak asamaan ak suuf pour ci li nga xamante moom moo di ci caaxaan. kon képp koo xamante ni borom bi subhaanahu wa taala indi na la fi yow li war a njëkk dox sa xel moom moo di nga xam ni yow kenn indiwu la fi pour caaxaan. looloo tax borom bi subhaanahu wa taala ñu yónni yonent boo xamante ni moom moo di jàngal ginnaaw boobu ñu jàngalee ñu mën a xam naka la ñuy jaamoo suñu borom te loolu boobu dafa bokk ci li nga xam ne moom moo di yërmandeem bu mag ndax mënoon nañu sànq dugal ñu ci àdduna ni jaamu leen ma te du yónni benn yonent du sax yónni koo xamante ni moom moo di teg ci yoon ak di ñu delloo ci borom subhaanahu wa taala. kon loolu rek mbokk yi doy na sant yàlla waaye tamit war na aussi jaam bi mu góorgóorlu te xam ni moom de saa su nekk war nay bàyyi xel ni li ko fi tax a ñëw waru ci jógee wala heure bu ci jógee rek na delluwaat xam ni dafa juum te heure bu ñëwee rek ci yoon bi borom subhaanahu wa taala da koy gàttandu dafay kontaan ci jaamam bi nga xamante ni dafa juum ñëw di ko jéggalu dafay kontaan ci jaam bi nga xamante ni dafa nekkoon ci safaan dem ba xam ni moom de nekkul ci yoon bi mu gaawantuwaat ñëwaat teguwaat ci yoon bi loolu moo war nekk réaction jullit bu nekk saa su nekk parce que ñun ñëpp ay bàkkaatkat la yenn saa sallam nee ki gën ci bàkkaatkat bi mooy ki nga xam ni heure bu defee njuumte rek mu delluwaat mu ñëw jéggalu boromam yàlla nañu yàlla may réaction boobu noonu. ñu xam ne mbokk yi en tant que ay jullit dañu nekk ci kaw suuf war a defar dañoo ñëw ci kaw suuf war a defar suuf parce que bu ñu fàttali ko keroog borom bi subhaanahu wa taala bu mu waxee malaaka yi damay wàccee ci kaw suuf koo xamante ne mooy nekk sama xalifa malaaka yi dañ ñi suñu borom est-ce que da ngay wàccee ci kaw suuf koo xamante ni dafay yàq kaw suuf di fi tuur deret borom bi daf ni leen inni a'lamu ma la ta'lamun man xam naa la ngeen xamul donte d'une part nit nekkee na fi yàq ci kaw suuf di tuur deret ak di def li nga xamante ne moom moo di monte waaye am na leneen loo xamante ni borom subhaanahu wa taala mi ngi ko doon séntu lu ëpp doole loolu te loolu lay xaar foofu lay xaar jullit bu nekk mooy mu defar certes dina am ñoo xamante ne dañuy yàq waaye yow en tant que jullit koo xamante ni gëm nga sa borom koo xamante ni li la yitteel mooy jaamu sa borom ak foo mën ci nekk yow xamal ni sa principal objectif mooy nga defar borom bi dafa wax ci alquran huwa ansha'akum min al ardi wasta'marakum fiha kon su fekkee da ngay yàq rek yow xamal ni yow rek nga xam ne mooy sa objectif kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ba tax na borom subhaanahu wa taala dafay gënale ci ñi nga xamante ni ñoom dañuy defar bu ñu nekkee ci kaw suuf di defar par rapport ak ñi nga xamante ni dañuy yàq ñi nga xamante ni dañuy defar ñoom ñoo gënal borom subhaanahu wa taala fukki junne yow que ñi nga xamante ni ñoom yàq moom mooy seen liggéey ñi nga xamante ni nag ñoom dañu toog di seetaan ñoom jëlee dafay jëlee ñoom dafa mandu seen mbir ba keroog ñu koy fekki kon ñun li ñu war a gën a opté mbokk julli ñu mooy di defar suñu gisee loo xamante ni lu ñaaw la ñu corriger ko suñu gisee loo xamante ni dafay jur safaan ñu corriger ko wala ñu changer ko indi fa loo xamante ni moom mooy lu baax loolu daf mbokk yi dafay wane ni ñun de ñu gëm yàlla la ndaxte gëm yàlla nekkul loo xamante ni dañ koy sol yéen saa si la wax na ko ay yoon ci ay xadis yu fasanti ko li ci gën a siiw mu ni laysa al imaanu bi tamanni wala bi taxalli lakin ma waqara fi l qalbi wa saddaqahu al a'mal gëm yàlla ñi jullit ga man damaa gëm sama borom yemul ci loo xamante ni da nga koy sol wala loo xamante ni da nga koy takk wala loo xamante ni da nga koy askanaloo sa bopp pour que la gis yaakaar ne yow da nga gëm yàlla déedéet gëm yàlla loolu fa nekk loo xamante ni da nga koy fas ci xol te li koy dëggal mooy jëf yi nga xamante ni da nga koy jëf muy am jeexintal gëm yàlla kon gëm yàlla dëggantaan mbokk yi ci ay jëf lay feeñ mais nekkul ci li nga xamante moom moo di ci ay kàddu nekkul ci li nga xamante moom moo di apparence borom subhaanahu wa taala apparence bi yitteelu ko li koy yitteel moom moo di xol bi kon en tant que ay jullit nañu xoolaat suñu bopp ku nekk moo gën a xam boppam bali insaanu ala nafsihi basira est-ce que man li nga xamante ni moom laay woote woo ni man jullit laa est-ce que man maa ngi ci tànk yooyu noonu est-ce que nekkuma di ko wax rek waaye mu yem ci li nga xamante moom moo di wax
est-ce que aussi mi ngi am li nga xam ne moom moo di jeexintal ci samay jëf. loolu ay interrogation la yoo xamante ni jullit bu nekk war na ko posé boppam. keroog bi arab yi yu ni ñëwee si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan gëm nañu yàlla borom bi daf ñu leen yenn saa sam daf ñu leen qul lam tu'minu walakin qulu aslamna gëmagu leen de nee leen rek jébalu nañu ci borom bi walamma yadxulil iman fi qulubikum te ngeen di gëm yàlla tant que gëm yàlla boobu noonu ngeen di wax àggul seen xol muy feeñ li nga xam ne moom moo di seen i jëf de tous les jours. kon dañu xam ne mbir mi nekkul ci kàddu yi nekkul ci wax bi nekkul ci colgal bi nekkul ci li ñu feeñ mais dafa nekk loo xamante ni ci xol te li koy dëggal moom moo di ñoom tam moo di suñuy jëf. ci kaw loolu mbokk yi jullit bu nekk représentant la jullit bu nekk responsable la ci boppam waaye tamit responsable la ci li nga xamante ni moom moo ko wër ba tax na borom bi subhaanahu wa taala kañ lay kontaan ci jaamam mu nekk koo xamante ni dafa sentir responsabilité boobu noonu. borom bi ñun ñëpp daf ñu sàkk bi ñuy ñëw ci àddina ñu nekk ñoo xamante ni dañoo set wecc amul lenn loo xamante ne gàtt la bu ñu indaale. loolu la yenn saa di wax mu ne kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa abawaahu yuhawwidaani aw yunassiraani aw yumajjisaani. nee na bépp koo xam képp ku judd dafa judd ci nga xam ne moom moo di ci fitra. maintenant ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko wër mais moom aussi da ci am responsabilité ñoo koy soppi def da koo xamante ni dafay jaamu xërëm wala koo xamante ni dafa weddi yàlla wala koo xamante ni dafay jaamu safara. loolu moom moo di nit ñu mën a tekkee xadis bi waaye mën nañ ko gën a yaatal ci nit ki yàq bi nga xamante ni da koy yàq boppam ginnaaw bi nga borom subhanahu wa taala defee mu nekk koo xamante ni ku baax la maanaam si say comportement yi nga xamante ni moom nga war a am. si say jëflante yi nga xamante ni moom nga war a jëflante ak nit ñi waaye tamit si sa diggante ak sa borom relation bi nga xamante ni moom moo fa war a nekk toujours. kon heure boo sentiree nii ñetti yooyu noonu ma wax am na benn boo xamante ne am na si gàtt rek yow xam delluwaatal nga xool yow si ngëm yàlla est-ce que amul problème. parce que ngëm yàlla dafa nekk loo xamante ni dafa yaatu mu am juróom benn pilier comme ni nga xamee ni ñëpp ci xadis bi saa si la moo di ngëm yàlla. moom moo di nga gëm yàlla nga gëm yonent yi gëm téere yi gëm malaaka yi gëm bis bu mujj ba nga gëm dogal bu baax bi ak bu bon loolu mooy pilier yi waaye bu ñu fàttee ni mbokk yi loolu c'est la base bokk na ci yi nga xamante ni moo ëpp solo mooy tax sax mu am jëmm moom moo di branche yi te yenn saa sallam dellu na wax ci beneen xadis mu ni ngëm yàlla am na lu tolloog wala lu ëpp 60 branche wala 70 branche bi ci gën a kawe moom moo di nga seede ni amul kenn ku nu war jaamu ku dul yàlla waaye di ci gën a suuf sa mbokk yi moom moo di nga fekk loo xamante ni dafay lore si yoon nga jëlee ko fa. gis ngeen nga fekk loo xamante ni dafay lore si yoon nga jëlee ko fa mbokk yi loolu dafa bokk ci ngëm yàlla. am na yu bare yoo xamante ni nekk na ci diggante bi am na yu bare aussi yoo xamante ni ñëw na ci ay xadis lii dafa bokk ci ngëm yàlla lii bokk ci ngëm yàlla lii bokkul ci ngëm yàlla bare na ay xadis yoo xamante ni yéen saa si nam jàngale na ko teew mu jëm ci li nga xamante moom moo di gëm yàlla. kon mbokk yi nañu xam gëm yàlla li nga xamante ne moom la ñu woote woo moom la jullit war a woote woo comportement la système de vie la loo xamante ni nit ki moom dafa résumé dafa tënku dundu jullit bi mais nekkul loo xamante ni ci ay kàddu la yam wala ci ay askan la yam. jullit bi moom li mu war a njëkk laaj boppam moom moo di rawatina ñun dëkk boo xamante ni dëkk bu mel na Sénégal ñu ëpp si ñun dañoo nekk jullit. est-ce que yow toog nga benn yoon nga laaj sa bopp man ban effort laa def pour nekk jullit ñu bari suñu dañoo judd fekk suñu waajur suñu entourage nekk ay jullit ñu profiter ci occasion boobu noonu mais ban effort la ñu def pour nekk jullit wala ginnaaw bu ñu nekkee jullit ban effort la ñu def pour perfectionner wu ci li nga xam ne moom moo di jullite boobu parce que jullit baax na waaye jullite moo ëpp solo mbokk yi jullit baax na mais ba jullite moo ëpp solo te jullite boobu noonu moom mooy di jëf yi nga xamante ne nit koy jëf mu am jeexitalu jullit loolu aussi nañ ci laaj suñu bopp bu baax a baax. kon lépp loo xamante ni ñu ngi koy gis léeg-léeg sax ñoo xamante ni duñ sax ay jullit di ko wax léeg-léeg di ko bëgg ko jàngal nit ñi loolu dafa bokk ci li nga xam ne moo di gëm yàlla. lu jëm ci wàllum civisme lu jëm ci wàllum set lu jëm ci wàllum dundin lu jëm ci wàllum lekkin yooyu loolu c'est islamique
ce n'est pas tubaab islam moom moo la ko jàngal su fekkee jullit bi jëfewu ko rek dafa fekk ni moom dafa xamul diineem su fekkee jullit bi jëfewu ko dafa fekk ni moom dafa raté li nga xam ne moom mooy vocation kon jullit bi war na xam moom mooy kan mu xam lan moo ko fi tax a ñëw te mu nekk ci mu góorgóorlu bu baax a baax a baax léeg-léeg mën na topp bakkanam waaye heure bu sentir que ni moom mi ngi ci samaan bi rek mu dellu si waat loolu la yenn saa sam jàngale mu nii heure boo xamee ni jum nga rek dellu si waatal te boo dellu see nga dellu si ak doole nga def lu baax loo xamante ni moom mooy effacer lu bon loolu moo war nekk suñu comportement jullit daf ko war a jëfee ci ay jikkoom jullit daf ko war a jëfee ci li nga xam ne moom moo di si digganteem ak boroomam jullit warul nekk koo xamante ni dafay lor mbokkam mbokku jullit ku am gëm yàlla warul lor mbokku jullitam ku am gëm yàlla warul nekk foo xamante ni si dëkkuwaay di déranger li nga xam ne moom moo di mbokku jullitam même bu dul sa mbokku jullit sa dëkkaale la ci ay mbir yoo xamante ni mën nga ko lor ñun ñëpp xam nañ ni ñoo ngi ci campus bi lépp loo xamante ni mën na lor sa mbokku jullit rek xam nañ que léeg-léeg ñoo koy def ñu xam ni loolu bokkul ci ngëm yàlla ñaata xadis mooy ñëw naan laa yuminu ahadukum wallahi laa yumin bare na kenn mënu ko lim mais bu ñu jàpp ni yooyu noonu yu banal la tekkiwul dara alors que gis nga mbir yooyu noonu léeg-léeg ñuy xeeb ñun saa sa nee na mën na nekk li nga xamante ni moom moo di dugal safara bu moom moo di dugal aljanna kon xeeb mbir surtout loo xamante ne lu bon la baaxul parce que fi mu lay yóbbu mooy fi nga xamante ne moom mooy li foo xamante ni doo ko bëgg yàlla ci yàlla musal kon nañu xoolaat suñu jikko xoolaat suñu comportement xam ñun li nga xamante ni moom la ñu war a def ñu nekk ci li nga xamante ni war ñu ko def aussi ñu bàyyee ko su ma nekkee ci néeg bi ma xam ni am na ay àq yoo xamante ni moo dox sama diggante ak sama mbokku jullit ma fexe ba àq yooyu noonu bu ma jalgati bu ma ko jalgati waaye aussi nga nekk koo xamante ni ku yaatu nga nit ñi aussi mën a am accès ci yow ku nekk ci chambre bi jàpp ni yow say mbir kenn waru ko laal say mbir kenn waru ko laal waroo partagé ak kenn jullit ñi dañ daan partagé lépp lañ daan partagé rawatina yow bi nga xamante ni yow sa mbokku jullit bi nga dëkkal yaa ka tane ci côté yëpp kooku dafay war sax yow nga dimbali ko loolu moom mooy jullit is donc gëm yàlla ay jëf la mais nekkul loo xamante ni dañ koy wax rek kon loolu nañ ci góorgóorlu bu baax a baax am ngëm yàlla mbokk yi moom moo lay tax moom moo lay permettre nga dem resto nga waroon jël benn mburu nga jël ñaar ñàkk ngëm yàlla moom mooy waral loolu yow leer na la yow tu as droit à un seul pain nga jël ñaar parce que benn pain la subventionné gëm yàlla moom moo lay tere nga waroon rang comme ça ay moroom ngay jalgati ngay brûlé ak yeneen yoo xamante ne mbokk yi yéen a ko gën a xam ñu koy def te dafa safaanoo ak li nga xamante moom moo di gëm yàlla mbokk yi loolu moom moo di jullit kon nañ ko cultiver suñu bopp bu ñu topp li nga xam ne moom moo di suñu bakkan wallahi suñu toppee li nga xam ne moom moo di suñu bakkan dañuy alko parce que bakkan lu neex rek la bëgg gis ngeen fi mu nekk moom bëggul lu ko sonal lu neex rek la bëgg looloo taxoon waykat ba nii wan nafsu kat-tifli in tuhmilhu shabba ala hubbi radaa'i wa in tuftimahu yanfatim bakkan comme xaleel soo ko booyalee ci bëgg nàmp da koy bëgg soo ko tàmmalee lu neex da ngay tàmm yaa ko tàmmal mais nee na soo ko feralee rek dafay fer maanaam soo ko xañee li nga xamante moom moo di jàmm boobu noonu dootu ko bëggati parce que ci loolu lañ ko entraîné ci loolu lañ ko tàggat kon nañu xam ñun am nañu responsabilité bu mag a mag te responsabilité boobu noonu buñ jàpp ni bu tuuti la kullukum raa'in ñun ñëpp ay sàmm ñun ñëpp ay responsable lañu waaw buñ jàpp ni fi nekk nii benn milieu la boo xamante ni dañ fi ñëw léeg-léeg pour noflaay d'ailleurs sàkku xam-xam sax àndul ak noflaay imam Muslim moo ko waxoon muy laa yustataa'u al-ilmu fi raahatil jasad on ne peut pas avoir le savoir avec le confort de l'âme kon fii nekkul loo xamante ni dañ fi ñëw pour wut noflaay boobu noonu ñëwuñu fi aussi pour li nga xam te moom moo di caaxaan mbokk yi ñëwuñu fi pour caaxaan ba tax na léeg-léeg ñuy privilégié li nga xamante moom moo di caaxaan ci kaw loo xamante ni moo war a nekk ñoom te moo di suñu priorité te ñu bare seen àdduna yàqu na fii lañ ko tàmbalee mbokk yi
fii lañ ko tàmbalee kon ñu santiraat li nga xam ne moom moo di responsabilité boobu noonu nañ ko santiraat bu baax a baax a baax te ñu xam ni li nga xamante ni moom moo di suñu warugar buñ ci nekkul rek borom bi daf ñuy mere te képp koo xamante ni yaa ngi ci li nga xam ne moom moo di safaan borom bi subhaanahu wa taala non seulement dina la mere mbugal la remplacer la ak keneen koo xamante ni moo la gën te li borom bi subhaanahu wa taala bëgg da koy def kon nañu xam ne bu baax a baax ñun ay jullit lañu te ñun la yàlla gënale ci képp koo xamante ni mi ngi ci daw suuf waaw kon ay dénkaane la yoo xamante ni jullit bu nekk na ci bàyyi xel jullit bu nekk aussi na si laaj boppam digganteem ak boroomam fan laa ci toll fan laa ci toll su fekkee nag gis na ni moom mi ngi ci mu góorgóorlu su fekkee nag gis na ni mi ngi ci safaan bi mu corrigé waaw balaa muy trop tard te mu ñaan boroomam subhaanahu wa taala mbir yi nga xamante ni mënu ko changé ci moom mu ñaan ko yàlla daka ñaan yàlla parce que borom bi subhaanahu wa taala da koy soxla day soxla jaam bi di ñëw ci moom di ko ñaan bu ko defee mu mën ko xettal kon ñu ngi ñaan yàlla na yàlla defal ñu tawfiq duñu jeexal lu dul di ñaaxaat suñu mbokk étudiant rawatina ñi nga xamante ni ñoo leen jiite ñu gën a xamaat li nga xamante ni moom moo di seen responsabilité ñu gën a bàyyiwaat xel li nga xamante ni moom moo di seen responsabilité suñu waxee li tax ñu nekk fi moom mooy pour le bien-être de l'étudiant. Le bien-être de l'étudiant va au-delà de ce qui peut satisfaire le corps, mais de ce qui peut satisfaire l'âme. loolu dafa am solo mbokk yi bu ñu dundal li nga xamante ni moom moo di suñu yaram ci li ñuy tëdd li ñuy naan li ñuy lekk li ñuy foowee ba fàtte li nga xamante ni moom moo di suñu ruux te bokk na ci li nga xamante ni moom moo lay tàggatal suñu ruux muy bërëb yi nga xamante ni moom lañ nekk ku nekk aussi war ko jox gëdd ku nekk war ko bàyyi xel ana ñaata aljuma la ñu toog ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biti mën mu dégg te li ko waral nekk lu dul benn situation boo xamante ne bu anormal te nu waroon ko corriger bu yàgg bokk na ci gëm yàlla bokk yi nga gis lu ñaaw nga changé la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax mu ni man raa minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika ad'afu l-iman mu ni képp koo xamante ni gis na lu ñaaw naka changé su ci loxoom su fekkee mënu ko changé ci loxoom naka changé ci li nga xamante ne moom moo di ci làmminam na wax ba mbir boobu noonu tey su fekkee mënu ko changé ci làmminam naka naqarlu ci li nga xamante ne moo di xolam ku amul réaction boobu mbokk yi xamal ni yow di gën a suufi di gën a néew ci ngëm yàlla amoo ko kon ñun dañ fi ñëw pour defar suuf pour rafetal pour baaxal nga gis lu ñaaw nga changé ko nga gis loo xamante ni lu baaxul la nga changé ko dindi fa teg fa loo xamante ne lu baax la loolu moo war nekk suñu comportement kon nañu xam ni ñuy dugalee ci yeneen mbir yi suñu loxo seen loxo lu ko raw la ñu war dugalee li nga xam ne moo di suñu loxo ci bërëb yi nga xam ne moom moo di nekk te wallahi ne lu ñu def fii nii borom bi subhanahu wa taala dina leen nga fay ci fay boo xamante ni bu ñu àggee sax dañ naan ak a neexoon suñu activité yëpp mu nekk li nga xam ne moom moo di bërëb yi kon ñoo ngi leen ci ñaax bu baax a baax a baax dëgg la am na ñoo xamante ni ils sont plus intéressés que yeneen activités yi que loo xamante ni dafay dundoo ruuf bi mais ñu xam ni aussi ni mu amee ñooñu noonu la amee ñoo xamante ni li leen gën a yitteel ginnaaw seen jàng moom moo di seen diggante ak seen borom te mën nu ko amee fu dul ci bërëb bi kon ñu ngi leen ci ñaax bu baax a baax pour ñu bàyyi seen xel ñu jaajëfal ak di ñaanal yàlla ñi nga xamante ni participé nañu ci li nga xam ne moom moo di requête bi ñu envoyé pour ñu jënd li nga xam ne moo di haut-parleur yi macha allah mbokk yu bare participé nañ ci ba tey moo tax sax ñi nekk ci biti mën ñu dégg kon ñu ngi ñaanal yàlla na yàlla fay leen yiw te ñu xam ni loolu dafa war nekk loo xamante ni dafay continuer parce que jàkka ji dafa nekk loo xamante ni tout le temps dafay génne li nga xamante ni moo di ay frais loo xamante ni mën na jëm ci étudiants yi loo xamante ni aussi mën na jëm ci biti ci loo xamante ni sax duñ ko yëg kon heure bu ñu amee possibilité pour def mbaax rek nañ ko def heure bu ñu amee pour def possibilité mbaax nañ ko def bokk na ci gëm yàlla mbokk yi li nga xamante ni moom la la borom subhanahu wa taala wërsëgal nga ci suturlu nga koy génnee di ko jox nit ñi gis nga borom subhanahu wa taala dafa digal yonent bi pour képp koo xamante ni da nga jóg pour ñaan pour yalwaan
nga bàyyi ko parce que yalwaan du mbiru jullit warul yalwaan mais borom bi dafa jox ñi mu xañ ñi li mu bëgg mooy ñi nga xamante ni jox na leen ñi génnee di jox ñi nga xamante ne am loolu suñ ko defoon da ngay gis ni kenn du yalwaan kenn du ñaan kenn mais malheureusement ñi nga xamante ni ñoo war génneewul wala ñu ëpp ci ñi nga xamante ni ñoo war génneewul te loolu nekk neex ñoom moo di war kon ñu ngi ci ñaax bu baax a baax te xam ni fii bi ñuy ñëw amul kenn koo xamante ni daale na dara te booy dem amul dara lu lay topp lu dul li nga xamante ni moom nga jiitaloon sa compte bàmmeel te loolu rek moom moo jërë góorgóorlu ñaan yàlla dooli taxaw yàlla na yàlla defal ñu tawfeex ba li nga xamante ni moom moo ñu fiiti mu nekk loo xamante ni si la ñuy nekk saa su nekk te lépp loo xamante ni def nañ ko rek mu bare mu néew yàlla na ko yàlla nangu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. محمد 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 محمد